ñu ñëpp ñoo suivre débat bi te débat bi pour man dafa am solo si ñu koy seetaan muy waa Passy foo mu am lu ma leeral parce que buñ seetloo sànq union citoyenne bunt bi ak coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne maire sortant bi ci la nekk ku ci nekk mu ngi naan yow la wala du man pourquoi ñu koy wax parce que nag je pense que bilan bi ñoom ñoo ko bokk parce que munoo nekk adjoint nit depuis 2014 ngeen dem nga ne 2015 d'accord tu leen mais boo d'accord tu nit ki da ngay jël sa responsabilité bopp nga démissionné nga xam ne takkatoo ci laaleetoo mu ñëwaat sànq Seck Thiam yokk ci ne ba muy wax nii ba fi ñu toll nii lépp loo xam ne mu ngi dellu ci wàllu foncier adjoint maire lañ ko dënk président commission domaniale tamit tey mu ngi ci benn camp bi donc muy ñaari camp yoo xam ne pour man ñoo bokk bilan bi nañ ko assumer ndoor waaw foo ñu assumer ko nag parce que nit ki su ngeen àndee 7 ans bu ngeen demee waatee ci nit ñi da ngay wax nit ñi ba pare maag ñoom dañoo bokk bilan bi parce que doxut ñoo ko bokk mais xam nga loolu problème lay doon parce que mënoo ne parce que doxut nekk fa 7 ans bëgg yoo ñu fal la pour man ñaari coalition yi ñoo yem ñoo bokk atte dañ koy d'accord nag man fi may defee sama intervention mooy ñun jeunes yi mu dellu ci complexe socio-culturel dellu ci stade gis nga keroog final monsieur le maire Baye Niass bi président zone jël na kàddu di joxe ay doléances am parce que ñu ñëpp Passy la ñuy yeewoo bu ñu sañoon am stade bu gën bii bu ñu sañoon aussi gestion stade bi nekk gestion boo xam dafa transparente claire mais ba fi may waxee yow nii xaalis bi jógee ci stade bi waa Passy xamuñ fu muy dugg depuis 2014 ba tey ñaari lamb lañ fa tëgg xam ngeen lamb bu nekk ñaar la ñuy fay mais ñuy fay ay centaine de mille ba léegi mu ñu la wax xaalis fu mu dugg y a problème te je pense commission bi fa nekk maire moo leen fa teg donc sa responsabilité est engagée muy benn ñaar mooy complexe jour bi ñu def sunu réunion départementale coalition askan pour taxawal ko damaa dem louer complexe ñun ñu xam complexe bi nam meloon jamono Moustapha Ka kew dama fa dugg mais damaa rus mais complexe boo xam ne ñu baama ci kàddu yi xale yi seen besoin naturel fa lañ koy defee ci kaw premier étage bi mais ça c'est honte pour une ville te alors que foofu amoon na bibliothèque bu doon fonctionnel mais mënuñ laa jox yow complexe mënoo koo gérer mu teg foog commission ad hoc man de commission ad hoc bi moom lu mu def na ko neex parce que moo tey parce que kenn contrôlé wu la mënoo jël lu toll ni complexe boo xam ne ay jeunes ñoo ko bokk nga jox ko benn nit mu ci def lu ko neex du rendre compte kenn mais je pense ñun ban Passy lañ nekk man li may wax mooy jeunes yi ñoo war a am fulla xam ne équipe municipale bi fi jógee nii faale wuñ leen toppatoo wuñ leen duñ seen priorité ñoom seen priorité xam nga fan la mooy li ñuy wax rek yaa ma jox joxuma la terrain cantine mais marché boo ñëw fekk ñu koy construire nga yeggali peinture jox ku la neex jox say àndandoor bii bukki bii njuur bii samba mais c'est la famille am na tey ku nekk si benn coalition di xaaju mais am na ci cantine yi te duñ ko wax te c'est un fonctionnaire yoon da koy aaye benn bi mooy yow en tant que maire ngay délibérer station sa tur bu dee am na mais loolu conflit d'intérêt la c'est-à-dire que am na loo xam ne éthique nangu ko moral nangu ko ngor ci lu mu génn nit ki day wax ma ngi dañ naan nit booy dem di topp dara gis na sa ngor bana la dellu ginnaaw mu ne wiññeekul topp sa ngor parce que nit bu ci ngor dañee dara desutu fa moom ak bàyyi may ñoo yem ñu baal ma ci kàddu gi donc ñun Passy dañoo am problème tàgg foo ñu dut baaraam fii métti Passy dara doxut fi wax na éclairage public wax 12 kilomètres mais fan lañ ko yóbbu man ñun Seck Thiam du ma bàyyi lendemain Korité monsieur le maire ñëw na suñu kër benn copain ma interpellé ko ne ko monsieur le maire yow laay waxal Seck Thiam moom moo joon parole bi tontu ko lim ñu wax keroog damaa ree ñaan ñii bokkuñ coalition mais fekkee nañ ko li mu wax mooy bon ñu yóbbul courant bon ils ont construit de belles maisons des maisons qui coûtent cher ma jàpp ne kii wax loolu benn soit maanaam daf ne ñi yóbbul courant bi fu sori parce que dañoo tabax ay këru 10 millions wala jëm kaw c'est-à-dire que ils sont des nantis mais booy dimbale monsieur sooy dimbali je parle sous le contrôle de Bastouré et de Mbaye Sarr kër maama nii nii. léegi kan moo joxoon réponse boobu Seck Thiam wala. monsieur le maire moo ñu ko tontu. ok moo tax ma ne Seck Thiam fa toogoon. ok mu wax ne mais keroog damaa ree ma ne mais kii ñun kon il y a problème parce que ñun ki ñu fal soit tubaab la soit dafa nekk tubaab njalaxaan maanaam du tubaab du nit ku ñuul
parce que mënoo dëkk ci dëkk ñu fal la fa yaa ngi dégg ñu fal la fa ah ñu fal la ci dëkk ba nga naan yow kii nga yóbbu courant ku am doo yóbbu ndóol mais c'est-à-dire que ki nga war a gën a dimbale mooy ki ñàkk parce que ñoom la loxo seen loxo joru seen ginnaaw beneen bi mu ne woy ñu interpellé ko. ok ne ko monsieur le maire may ma rek. voilà bu ñu lay seet si dañuy laaj audience am nga sa 5 minutes. waaw bu ñu laaj njëkk da ngay laaj audience mais léegi amatu audience Passy. voilà parce que élection yi jub si. ok jaajëf am nga sa 5 minutes. ñu ngi lay jaajëfal si loolu bu baax a baax. seen bilan wala boog seen programme dañ si am fierté amul lenn luñ si ragal parce que ñoom jàpp nañ ne def nañ ni programme boo xamante ni programme bu leer la bu ñu war a leeralal askan wi la ci moment bii nii. confiance boobu ak étude boobu ana fan ngeen ci toll ba mën a waxaat ñi nga xamante ni ñoo yaakaar ne seen candidat bi tey mooy meilleur candidat wala meilleur choix bi. merci monsieur Touré wante nga may ma ko rek bala may addu ci sa question bu pertinente boobu ma daal di addu ci li nga xamante ni sama naataango yi yëkkati nañ ko. may jaajëfal wax dëgg yàlla monsieur Seck Thiam ci leeral yu mu ñu indil ci précision yu mu apporté population bu Passy ne seen compagnonnage c'était fidèle wax dëgg yàlla lépp loo xam ne am na Passy xew na Passy ñi ñu féetoo càmmooñ ñii ñoom ñoo ko sekk te ñoo ko doxal xëy na nag am na ñu naan ñu yéen ndax laalewu leen si ndax troisième adjoint au maire deuxième adjoint au maire bi nga xamante ni dénkuñu ko woon lu dul signer résidence signer extrait de naissance wala acte de mariage wala acte de décès ba sax bi élection yi jublusee ñu yaakaar ne résidence yooyu noonu xëy na buñ ko dénkee ñoom bu fekkee am na loo xam ne donc soxla nañ ko ci mën na sooxe si seen diggante ñu daal di nangu signature yooyu teg donc loolu de peut-être bu fekkee ne ñun compagnonnage moom loolu la ñu ci mën a tuddee mais dafa am solo askan bi xam ñan lañ war a dénk seen dëkk ñi ci càmmooy moom du ma la ko nëbb dañoo tële waaw. ñi ci càmmooy ñooy ñan. mooy coalition buntu bi ak coalition bi ànd ak maire ñoom dañoo tële mënuñu wan nañu askanu Passy lu ñu mën ak li ñu tële. li ñu tële bëri na trop loo xam ne donc dinaa si ñëw si kanam tuuti ginnaaw sama naataango li mu ci wax beneen bi may teg mooy nit boo ko bëggee dénk ñu bañ a def erreur bi ñu defoon 2014 tey man je suis contre que ñu naan maire Pape Cissé nangam ci lan lañ koy atte il ne nous avait pas présenté un programme kon tey boo koy atte ci lan nga koy atte lan la c'était le plus jeune il vient de faire ses études en France am na xam-xam expert comptable la soxlawul xaalis Passy donc ci base boobu lañ ko choisir et puis c'est pas Passy qui avait choisi le maire c'est Mamadou Ba Bob le premier adjoint au maire qui avait choisi qui avait proposé dans son salon donc le maire Pape Adama Cissé donc c'est le choix donc du maire alors ça me permettrait de poser la question suivante mooy laaj bii lu am solo la ñii lan lañ bëgg a soppi bopp Adama Cissé lañ bëgg a damm sànni ko jël bopp Ibrahima Dem dal di ko poosé mu nekkaat benn meuble ñu joxaat ñu ko biir Passy parce que jëmm ji en réalité mu ngi ci ñaari question am na foofu ci sa biir question bi parce que boo nee ndax dañoo bëgg a démonter boppu Ibrahima boppu Pape Adama Cissé teg fa bu Ibrahima Dem d'accord Ibrahima Dem moom mooy leaderu moom mooy candidat boog bu union buntu bi citoyen buntu bi lan la laale ak monsieur le maire ba nga xamante ni da nga jàpp ne seen programme yi benn la. non c'est vrai je m'explique parce que tey ñi faloon Pape Cissé ñoo bëgg a falaat Ibrahima Dem wax nañ ko ci seen meeting d'investiture monsieur le maire nee na mooy takk mooy fase mooy takk ku ko neex mooy fasi ku ko neex kon askanu Passy donc amuñu solo ci tànneef gi donc waa Passy dañoo war a am fulla am fayda xam ne ñoom ñoo war a tànn seen maire kenn warul lañ tànnal maire d'autant plus que benn nit mooy ñëw tànn takk ku ko neex suba mu fase la mais là vraiment je dis que man rafetlu ma kàddu yooyu beneen bi mooy nañu wax ci Ali Kalaj gi mooy lan programme dama confiant ci sama programme dañoo xam fu ñu jëm loolu dëgg la gis nga boo bëggee dut baaraam ci jafe-jafe Passy yi munoo romb ñaari domaine premier domaine bi am importance ñoom nangu nañ ko séddoo muy domaine nit ñi amatul fuñ dëkk nit ñi tey bu fekkoon ne amul ay kilifa biir Passy tojante bopp dina fi am chaque jour ndax benn parcelle fukki nit mu ngi ko bokk ak leneen la monsieur Seck Thiam wax na ko les litiges fonciers mais ñoo ñan dañ koy tuumaal waa maire donc ñële ñoom dañ cee set non moi je dis non beneen bi mooy inondation
tey waruñoo fal benn maire boo xam ne waxul askanu Passy naka la ñuy def ba génne leen ci inondation bi ça c'est un point important dans notre candidat programme. am na ci pexe bu leer nañi mooy lan nous avons déjà fait des études avec un expert boo xamante ni fi ma la wax je vous ai parlé d'un projet de verger ci diggante Niassène ak Passy lu réaliste la lu réalisable gis nga dégg bu ñu naan tàkkoor yi dañu koy wàqe ba mu xóot dal di ko tabax ba mu mën a retenir toutes les eaux usées de Passy ñu def ko bassin de rétention fi nga xamante ni les zones basses de Passy identifié nañ ko dinañu xotti suuf si dugal ci ay tuyaux rallier ko jusqu'au bassin de rétention ñu téye fa ndox mi aménager un verger de 5 hectares boo xam ne dinañ fa def maraîchage bay fa légumes bay fa lépp ba nga xamante ni dinañu créer employabilité des jeunes te fu ñu ko bëgg a prévoir nekk na ci zone bu nga xam ne zone joor la sol joor la te donc c'est une zone habitable ñu lotisi ko jox ko askanu Passy ak Niassène ñu dal di fa dëkk donc loolu mooy dëgg donc jafe-jafe Passy yi naka la ñuy def ba saafara ko léegi nag may ma tëj li may daanelee rek mooy ñii dañoo tële ñii seen loxo setul ñoo bokk lépp nañu xool dëgg-dëgg fu dëgg féetoo ñi nga xam ne ñoo toogee ci wàllu ndeyjoor yi ñu xam ki ci gën le programme te yaakaar naa ne ñun la ñu jël Passy dal di leen ko dénk ñu doxal jaajëf sa 5 minutes di jeex na